daleen ak jàmm ci seen numéro Eco Covid 19 talaata benn fan ak juróom-ñeent ci weeru mai am nañu juróom-ñaar fukk ak ñetti cas positif juróom benn fukk yeeg juróom-ñetti ay cas contact lañu juróom yi ay cas yu jóge ci transmission communautaire lañu fi mu toll nii réewum Sénégal moo ngi toll ci ñaari junneeg juróom benn téeméer ak fukk ak juróom ñaari cas positif junni yeeg téeméer yeeg fanweer yeeg ñetti wér nañ fanweer yi faatu nañ benn bi évacué nañ ko junneeg ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett yi ba tey ji ñoo ngi lañuy faj ku ne xam na ni que infirmiers yi ñoom ñoo ngi ci kanamu xeex bi ndax ñooy jàppale médecins yi ba ñu mën a faj bu baax ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy feebaru coronavirus waaye ñu gis ni que li la ñu jox ci ndàmpaay doyul teg si tamit yenn saa yi sax ñu si bëri ci ñoom dañ la ñuy xoqatal wala sax feebar bi dal leen tey jii ñu fi dalal ki nga xam ne nii moo di Ismaïla Mbaye di président wu association des infirmières du Sénégal. lan mooy rôlu infirmier yi ci xeex mi. donc si wàllu Covid bi infirmier bi dafa see am taxawaay bu wóor bi mooy lan infirmier dafa nekk si kanam si digg bi ak si biti mooy lan bu malade docteur bi ñëwee xool wér-gu-yaram ba wax ni kii dafa amee Covid day bind prescription boobu nag lay infirmier di jël moom lay dérouler dina wax ni jox leen ko garab tel dina wax ni. seetal leen ma wér-gu-yaramam température beeg tension bi fu mu yem dina wax ni chaque waxtu dafa leen ma lii wala dafa leen ma nangam jële leen ma deret bi wala seetal leen ma prélèvement bu ngeen ko war a jël ngeen jël ko pour ngeen indil ma ko loolu yëpp infirmier bi da koy tënk ni médecin bi moo ko def mais infirmier bi si wàllu boppam day def démarche de soins bi mooy lan mu xool yan problème la malade bi am gannaaw ba feebar bi laale est-ce que mi ngi lekk bu baax est-ce que mi ngi tëdd bu baax est-ce que fu muy tëdd baax na est-ce que bu naanee garab gi dina sell est-ce que noonu lay infirmier bi di def pour dimbale médecin bi mais aussi pour dimbale malade bi si wàllu faj bi donc infirmier bi moo nekk si kanam nekk si digg bi même bu malade bi demee ba génn infirmier ba fa nekk pour jox ko lu ñuy wax ni connaissance bi xam-xam bi nga xamante ne dina dolleeku si xam-xamu malade bi pour nga xamante ne dina aaru pour beneen yoon feebar bi mën ko bañ a dal donc infirmier bi liggéeyam lu am solo la si loolu. am na koo xamante ne moo ëmb wér-gu-yaram bi bu ñu koy wax ni moo ëmb système de santé bi mooy la parce que ñoom ñoo ëpp si wàllu lim ba pare non seulement ñoo ëpp si lim bi mais aussi ñoom seen liggéey lan la dañuy def seen liggéey lu ñu wax ni assister. maladie mais aussi collaborer ak yeneen personnel de santé comme médecins yi infirmier bi day ñëw taxaw dans le cadre de la lutte par exemple ci pandémie bi infirmier bi day accompagner médecin bi pour ñu assister maladie assistance bi mooy lan di saytu seen wér-gu-yaram fu mu toll di joxe prescription yi mais di seet maladie ndax am nañu seen wér-gu-yaram mi ngi amélioré wu ndax ñi ngi lekk ndax fi ñu nekk mi ngi baax na wala déet. donc si loolu bu ñu amee information bi moom la ñu rapporté waat si médecin bi pour mu saytuwaat wér-gu-yaram malade bi pour mën a continuer même li ñuy wax prélèvement yi infirmier bi moo koy def donc infirmier bi day nekk si kanam si digg bi ak même buy malade bi dem bay génn aussi infirmier bi moo fay nekk bokk na si liggéeyam aussi dina jàngal malade bi naka la mën a def pour ëllëg ak si biir du mën a nekkaat si même situation boobu donc infirmier bi du faj feebar bi en tant que tel mais moom fu muy tax day dimbale médecin bi faj feebar bi mais aussi mu dimbale malade bi si lépp li nga xamante ne feebar bi moo ko indi gannaaw bi nga xamante ne bu amee wér-gu-yaram normalement problème yooyu yëpp du ko am. ñu gis ni que du si bëri ci ñi liggéey ci kër docteur daanaka feebar bi da leen laal ndax mën nañ ne ni que amuñu jumtukaay yi war ngir mën a fagaru. asalaamaaleykum donc seetlu nañu fu mu toll nii personnel bu bëri ñu ngi am feebar bi si benn wàll bi ñu wax ni équipement yi amul xëy na am na côté boo xamante amuñu équipement yu war pour ñu mën a aaru beneen côté bi dañuy wax ni est-ce que bàyyi nañu xel si sàmm seen wér-gu-yaram si seen diggante ak askan bi wala malade yu ñëw wala accompagnateurs yi mais aussi formation bi jaar na yoon donc yooyu yëpp la ñuy tënk ñu am yaakaar ni am na lu manqué loo xamante ne yaakaar nañ bu ñu ko defoon incha allah dinañ gën a mën a aaru
surtout nag booy xool ni askan bi bu fekkee sàmmantewuñu barrières yi dem fekk personnel bi nga xamante ne lu ñu warloon ak ñoom mooy faj leen xamantew ñu ñëw juux ci biir personnel bi bu boobaa aussi dañuy wàll loolu la ñu seetlu donc il faut que ñu amaat ci jàngat bu bëri de telle sorte que en tout cas personnel bi dina mën a aaru bu baax. li jëm ci wàllum nàmpaay gi nag juróomi junni ndax loolee baax na. ci wàllu indemnité yi dégg nañ ni bon ñenn ñi dinañ am 25 000 ñii dinañ am 50 000 mais ci biir loolu yëpp ñu dañuy wax indemnité yi xëy na rek day ñëw dolleeku mais ñun en tant qu'infirmier li ñuy wax ni mbir bu njëkk bi mooy naka la ñu mën a def ba malade bi am wér-gu-yaramam loolu moo ñu gën a neex loolu suñu motivation bu njëkk beneen bi nag comme dañuy liggéey nit ñi xool ni liggéey bi rafet na di ñu bëgg a ñaaxaat ñu teg loolu suñuy loxo mais bu ñu demee nag bay teg loolu suñu loxo dañoo yaakaar ni lépp dafa war a nekk ci benn côté mooy lan képp ku nekk ci santé bi ñu am répartition équitable mooy ñëpp nañu yemle parce que ndàmpaay la ndàmpaay moo waru am xaj ak seen donc loolu la ñuy ñaan bu fekkee mën na am day motiver davantage te day tax liggéey bi gën a sell day tax aussi nit ñi gën a booloo day tax équipe bi gën a suudewu parce que xaalis dafa doy waar en tout cas yaakaar nañ ci ni autorités yi ñu ngi jël seen matuwaay de telle sorte que loolu xaalis bi bañ a xajjal nit ñi parce que fu mu toll nii lu ñu gën a soxal mooy ñu dem xool naka la ñuy xeexee mbër bi nekk suñu kanam pour mën kaa daan. njiitu réew mi nag moom mu annoncé ay mesures jëm ci kaaraange bu waa këru docteur est-ce que yow yaakaar nga ni loolu rek dina doy. waaw ñu ngi rafetlu lu baax président de la république di ko sargal di ko gërëm di ko sant ci mesures yu mu jël en tout cas pour gersu tuuti personnel bi parce que nee na leen il faut que ñu jël mesure sécuritaire pour gën a aar personnel bi te je pense bien loolu mooy yoon parce que tey jii bu fekkee ni ñun infirmier yi suñu lim manqué na ñu dolli ci loolu nit ñi di gën di feebar donc day xaw a doy waar. fekk nag suñu njiitu réew mi moo dem ba jël dogal daal ne il faut ñu renforcer sécurité bi ñun dañ koy rafetlu di ko sargal ci biir loolu pour mu bàyyi xel lu bëri parce que bëgguñu tey ji personnel de santé bi nekk victime mu jaaxal askan bi mais bëgguñu aussi personnel de santé bi nekk vecteur de transmission mooy ki nga xamante ne feebar bi ci moom lay jógee di dem ci askan bi benn feebar waru jóge ci personnel bi dem ci askan bi mais feebar waru jóge ci askan bi dal ci personnel de santé bi donc bu ko président waxee ñu ngi koy rafetlu te am nañ ci yaakaar ni dina gën a renforcer wu surtout nag nga xamante ne ci poste de santé yi nga xamante ne ñoo nekk ci proximité population bi ñooñu dañoo jege trop population bi ñu ngi ci communauté bi donc surtout ñooñu nga la waaye nañ leen gën a aaraale nag service yëpp parce que centre yi xam nañ ni am nañu doole xam nañ ne ñu ngi leen aar bu baax mais surtout fu mu toll nii aussi bu fekkee centre yi aar nañ nañu aar la nekk ci ginnaaw centre yi mooy yeneen services yi mooy centre de santé yi mooy surtout poste de santé yi. koy faral di waxee dee leen faral di jëfandikoo yenn matuwaay yi ngir mucc ci feebar bi ñu naan coronavirus di faral di raxas say loxo ak ndox ak saabu wala nga jëfandikoo li nga xam ne ni moo di gel hydroalcoolisé ngay faral di jëfandikoo mouchoir à jeter ngir mën a sëkkat wala sax ngay ñendu te soo si paree ba noppi na nga ko sànni. soo amul mouchoir sooy faral di sëkkat wala di cooli na nga ko def ci sa conc bu dee nag dangaa bëgg gën a sàmm sa bopp mën nga tamit di jëfandikoo ay masque yoo xam ne méngoog naa digle docteur yi. di leen jaajëfal ci teewlu bi ma leen di jox dig daje suba incha allah pour beneen numéro Eco Covid 19.